déjà ñu ngi lay nuyu ci Grand Théâtre TV ñu bàyyi la nga nuyoo ko internet. waaw maa ngi nuyu waa Grand Théâtre TV di nuyu internet yi ñuy déglu yëpp di ñu seetaan et puis di profité ci occasion bi di téwénatil Sénégalais yi di leen baalu ax ci koor gi ñu jógee et puis di baal ñëpp ax di ñaan tamit suñu émission nekk émission boo xam ni nit ñi nañ ci gis seen bopp. voilà donc SODAV mu ngi tuddoon Bureau sénégalais des droits d'auteur muy BSDA noonu la tuddoon après nag benn moment BSDA def na 40 ans fii donc bi mu benn moment ñu ne léegi dañu bëgg a commencer di fay ay droits voisins droits voisins boo ko déggee mooy chanteur bi buy way am na ñu koy accompagner mooy les instrumentistes ñooñu dañ leen war a reconnaître ñu ne ak copie privée mooy genre ay clé USB ak yooyu quoi donc dañu changer société bi privatiser ko tuddee ko la SODAV mais SODAV bi mu fi nekkee avant mu fi nekk BSDA bi mu fi nekkee dañu daan fay ñun artistes yi 3 fois ci année bi SODAV bi mu ñëwee ba léegi ils ont fait presque 5 ans 4 fois lañ ñu fay ci 5 ans yi benn te li ñuy fay ay miettes la soo fa demee ñëw lay bi ñu lay tegal mooy yow booy dee jouer ci benn boîte de nuit wala benn café wala benn restaurant dafa am benn fiche boo xam ni da nga war a dem ci borom club bi mu remplir ko nga indil leen ko ñoom mais tey jii am na ay sociétés concurrents comme SACEM nga xam ne tey jii artistes yi nga xam ne ñoo nekk Europe France ak yooyu ci leen jokk est-ce que ñooñu SACEM dafa jël ay feuilles jox leen fu ñu dem di jouer di ko signer ñun waruñu liggéey suñu liggéey leen seen liggéey loolu la ñuy wax ñun boo ko déggee ci ki nga xam ni xamul lan mooy droit d'auteur mooy ñun dañu daan fay 3 fois mooy dañu daan jox añ ak reer ak ndékki ñoom bi ñu ñëwee ni dañuy indi la SODAV ñu ne dañuy jox añ ak reer ak ndékki mais dañ ciy teg njoganal ak mbaxus léegi nag njoganal bi ak mbaxus bi ñun jotuñu ko ba pare añ ak reer ba ñu dagg ko te ndékki bi xamuñu ban heure la loolu moom mooy li nga xam ni moom moo déranger woykat yi du maam góor ñun pôle lañu y a tous les musiciens du Sénégal il y a pas un musicien sénégalais qui est content de la SODAV donc nag ñun pétition bi ñuy def mooy dañuy ñaan le président de la République Macky Sall xam nga la dissolution wu SODAV ñu dindi ko indi waatal ñu BSDA parce que ku amul yaay nàmp maam tey jii Cameroun bi ñu ko defee doxul dañu indiwaat loi bu njëkk ba donc comme que ça ne marche pas donc ñun attaqué wuñu personnellement benn nit mais système bi ni muy doxee moom moo ñu arrangé tul bëgguñu ko donc loolu la ñuy kaas. man li may wax fii erreur bi nekk mooy ñi fa nekk c'est des gens incompétents ba pare amuñu yërmande parce que dégg naa ñuy wax ni 2017 ak léegi ñoom séddale nañ plus de 500 millions mais loolu du tiitar ñoom waruñu ko tiitaroo. tiitaro bi moom mooy ñoom heure bi waroon na fekk ñu séddale lu mat 2 milliards normalement parce que tey jii li nga xam ni moom la ñu war a def yépp pour dajale xaalis boobu ñoom ñu ngi koy def donc artistes yi dañ ci war a gis seen bopp tey jii li may njëkk a dénoncer mooy ñoom dañu ñëw BSDA bi mu fi nekkee kër gi fi nekk nga xam ni mooy bureau sénégalais des droits d'auteur kër gi quoi ci boppam mooy makkaan bi artistes yi ñoo ko moom fay ñu location duñu fay location courant rek la ñuy fay ak ndox mais ñoom dañu ñëw wut ay bureau yu bees dem jël benn immeuble fii cité kër góor gi immeuble bi kenn xamul ko moom est-ce que sax ñoom waxuma est-ce que ñoom si seen biir amul ko ci moom ñu jël immeuble bi loué ko musiciens yi di galérer ñoom ñu yokkaat seeni charge dem wut ay bureau yu luxe aménager ko jënd ay meuble def fa affaire te amul benn artiste léegi dañu bëgg a xam ñoom ban conseil d'administration wala ban assemblée générale moo leen jox avalu ñoom ñu war a mën a dem louer kër googu. deuxièmement sénégalais boo gis muy fayeeku salaire sa salaire bu passé 30 000 francs da ngay fay li ñuy wax impôt dañ lay daggalee 5% impôt loolu xam nga ko man xam naa ko. mais ñoom depuis ñu nekk fi ba léegi depuis 5 ans ñoom ñu ngi ñuy dagg les 5% te fayuñu impôt ameel impôt ba impôt war a dem pour bloquer seeni compte pour ñu fay impôt léegi xaalis boobu ñu noon dagg ñun les 5% anamu. deuxièmement dañuy organiser ay tournées dem ci région yi
ni dañuy def promotion SODAV nga dem def une semaine 3 jours nga ñëw ñu yëkkati 700 000 jox la tey ji misaal bi ma la mën a jox pour seen frais de déplacement ay per diem affaire yooyu te y a pas un artiste muy man muy frère Guissé muy Pape et Cheikh muy artistes yi ngay dégg fii yëpp amul kenn ku ci am 700 000 ci année bi tey ji ni ma la ko mën a misaale mooy ku liggéeyul BSDA tey bu fekkee ni gardien bi liggéeyee SODAV mu ngi fayeeku 80 000 francs par weer su liggéeyee pendant 12 mois il a 960 000 te gardien boobu mais ñun lay liggéeyal artistes yi lay gardeel léegi yow gardien bi moo la ëpp xaalis yow gardien bi ci année bi dina am 960 000 mais yow mi nga xam ne yaa koy liggéeyloo mën a am 200 000 francs est-ce que loolu c'est normal na donc nag ñun loolu la ñuy kaas musiciens yaa ngi galéré ñii ñu ngi dee xam nga tey ji référence musique sénégalaise tey ji bu ñu ko dee wax mënu romb Habib Faye tey Habib Faye bu fekkoon ni juddoowul Sénégal comme Marc Knopfler lay doon day nekk benn nit boo xam ne nit ñi dañ koy vénérer mais peut-être ñoom jox nit ki gëdd gi mu war a am sax Habib Faye li may wax ni daf ko kaas ba xëy dugg ci bàmmeelam ma koy ñaan yàlla xareel ko àjjana daaw jég rek dafa dem foofu ñu bloqué ci buntu bi ni ko doo fa dugg Habib Faye ak ni mu toll ci musique sénégalaise ay benn minorité ñëw accaparer les fonds jël droit d'auteur yi gérer ko man mi di wax ak yow dama génne album Jazaka en 2001 Jazaka bi mu génnee mu am benn société téléphonique de la place jël ko def ko dalal ton pendant 8 ans yëguma ko ba ma demee ba yëg ko ma dem seeti leen kalaame leen waxuñu dara ma dem porter plainte société boobu muy Sonatel bi ma leen porter plainte jamono yooyu Mounirou Sy moo fa nekk sama avocat maître Mbaye Jacques Ndiaye yàlla na ko yàlla xare àjjana ma ànd ak moom ñu dem foofu ñu ñafe ba ñu wan ñu ni ñooñu utiliser nañ suñu musique ma ñëw ñu ne ma léegi bul dema ci télé yi di wax parce que man je suis un rebelle man damay wax ma dem ci télé yi di wax ñu ne ma non bul dema ci benn télé di wax léegi ñun on va le régler ñu jéem a xool à l'amiable lan lañ la mën a jox ma dem toog ay weer woowuñu ma demaat song leen bi ma leen songee ñu yóbbu ma ci benn maison expertise bu nekk place de l'indépendance ma fay jaabante su ma ñëwee femme bi naa man tey ngoon suba tàkkusaan timis ba ñuy wax waxu SODAV bi ñuy wax waxu SODAV comme man sama avocat dafa loyal te dafa mën justice muy maître Mbaye Jacques Ndiaye yàlla na ko yàlla xaare àjjana mënuma comme ñu ngi wax waxu SODAV léegi da ngay bàyyi mu sedd comme SODAV nee nañ moo gën su ñëwee bu loi bi duggee ba nekk en vigueur ñu fexe nu ñuy nooy jote li nga am mais ba tey ba sànq ba timis jox ñu ma sama xaalis jox ñu ma dara tey BSDA tey jii ñoom ñoo war a nekk l'avocat des artistes soo amee problème ñoom ñoo la war a dimbali bu koor jotee ñu xam ne les artistes liggéeyuñu ñu woo artistes yi lebal leen xaalis jàppale leen mais ñaata artistes ñoo tëdd fii ci hôpitaux yi tey Marème Faye Sall bu artiste feebaree mooy kii Diop Fall bi mu fi feebaree kan moo ko faj Marème Faye Sall te kooku talent la dañuy jaay destination Sénégal dañuy dem fu nekk ci àddina bi di représenter Sénégal dafa am kër gu tudd droit d'auteur boo xam ni moo yor artistes yi bu artiste feebaree war nañ mën jël ci fonds yi jàppale leen dimbali leen parce que société boo gis am na fonds social mais jàppale wuñu kenn man nag waxuma ko parce que dama contre ki jiite wala dama contre qui que ce soit système bi ni muy doxee moo baaxul loolu laay dénoncer parce que dama am suma benn mag boo xam ni c'est un artiste international boo xam ni Sénégal ñëpp ko respecté muy Youssou Ndour xam na la wax Youssou moo ni nit ki li nga moom buñ la ko joxul da nga koy jëli donc nag fête de la musique inchallah c'est le 21 juin mais nous on va le fêter autrement mooy képp kuy artiste sénégalais damay profité ci interview bi di woo képp kuy artiste sénégalais muy waykat muy bindkat muy théâtre kat muy jàngkat muy képp koo xam ne taaxuraankat kuy riiti instrumentiste ñëpp le 21 juin à 10 heures ñun ñëpp nañ daje buntu SODAV bind nañ suñu lettre préfet am nañ autorisation incha allah le 21 juin comme mooy fête de la musique ñun fête de la mort la ci ñun dañuy def rassemblement taxaw buntu SODAV wan le président de la République à 10 heures wan le président de la République que ni les artistes ne sont pas contents la SODAV nous ronge te tey jii président Macky Sall dafa jël pouvoir bi en 2012 bi mu fi ñëwee ba léegi boo xoolee ci secteur yëpp secteur culture moo ëpp ay ministres yu fi changé mu am benn lobby
benn groupe de personnes boo xam ne ministre bu fi ñëw ñoo lay topp di la accompagner suñ la pëtëxalee tegal la ay ndëgg sërëx ba nga daanu beneen ministre bu ñëwee rek ñu dem wuti porte cirage commencé ko cirage da lay daalam loolu la ñuy dénoncer. tey jii ministre président Macky Sall bu mu yem ci wàcce ministre de la culture ministre de la culture su ko wàccatee na xool directeur yi fa nekk ñi nga xam ne ñoo direction yi nekk ci ministère bi ña fa nekk te incompétent ñëpp mu dàq leen parce que ñooñu ministre bi signé rek la mën a def mais liggéey bi ñi koy def mooy les directions yi nga xam ne dañu jokk ci ministère bi donc nag ñooñu ñoo yor liggéey bi mais fii tey jii ministre bi rek mooy payer les pots cassés mooy ministre bi la ñuy dàq Youssou Ndour ko njëkk ko yor ñu dindi ko indi Mbagnick Ndiaye xaw ma Aziz Mbaye mu dem ñu indi Mbagnick Ndiaye dem ñu indi Latif Coulibaly dem tey jii Abou Diop moo fa nekk donc nag Abou li ñu koy wax mooy ñi nga xam ne les conseils techniques ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci ministère bi lobby yooyu nga xam ne ñoo fa nekk yenn direction yi ñu yor ko depuis boobu ba léegi di ronger artistes yi di dee artistes yaa ngi feebar ñi ñu ngi dee talent yaa ngi ñëpp a ngi am problème te lu ko waral mooy système bu bon donc nag ñun loolu la ñuy alerter artistes yi sonn nañ tay nañ tey boo demee Mali wala nga dem Burkina Faso wala nga dem Cameroun wala nga dem Côte d'Ivoire wala nga dem Nigéria artiste bu la rombee ay Porsche lañ lay rombee koo ci dugg këram doon na nga toog Sénégal artistes yi ñëpp a jeex ñëpp a am problème benn lobby benn minorité te suñuy affaire yaakaar artistes yi il faut ñu xam ni ñoom moom droit d'auteur ñoom ñi ñu jàpp ni ñoo ko jiite ñoom dañuy dugal ci boppu artistes yi ni ñoom ñooy chef yi ñooy patron yi du ñu patron de artiste bi mooy patron artiste bu kon bu théâtre kat bu mu neex ci dëkk bi su la neexee suba mën nga dem SODAV ngeen leen dama bëgg ngeen wax ma ay compte li ngeen liggéey am nga ci droit parce que acteur nga c'est privé ñun ñoo ko moom ñun la ñuy liggéeyal ba pare seen conseil d'administration buñ ko dee changé mais conseil d'administration bi buñ ko dee falaat man joxuñu ma lettre joxuñu ko Pape Cheikh joxuñu ko Frère Guissé joxuñu ko Dembel Diop joxuñu ko Papis Konaté tey artiste boo taalal micro Sénégal ni ko ndax yaa xam léegi je lance un message wëral Sénégal képp koo xalaat ndey way nga ne ko loo xalaat ci BSDA ou ci droit d'auteur SODAV kenn kontaanul personne n'est content li ñu bëgg nag mooy le président de la République bala ñuy dégg ay artistes taal nañ seen bopp buntu SODAV ah président jóg ci lii ñu wax bëggatuñu SODAV comme doxul nañu indilaatal BSDA na président bi joxe ndigal ñu dem assemblée nationale ñu tas ko indiwaatal ñu maison bi fi nekkoon parce que ça ne marche pas. xam nga ñun dañu xalaatoon ni bu ñëwee BSDA changé nañ ko tuddee ko SODAV privatiser ko jox ko les hommes de culture day dox mais bi ñu demee ba ci biir xam nga njuumte weesul xam nga jéem tële bàyyi gàcce newu ca jéem nañ baaxul. madame Sy bi dëgg neex yàlla bi mu fi nekk na fi ba jóge fi dañ daan fayeeku 3 fois ci at bi léegi benn yoon la ñuy fayeeku ay miettes la ñuy fay deuxièmement ñu ngi am ay problème di dem di jël ay kër di ko louer te duñ ko yëg di dem di def ay affaire di séddoo suñu xaalis ñii di am ay 700 000 on n'est pas d'accord sur ça tey jii man dama jàpp ni tey jii bi ko nitu justice yi yoree ci la gënoon dox bi ko madame Sy bi yoree baax na mu niru si dëgg neex yàlla bi mu ko yoree moo tane instant bi daal mën nañ ni instant bi moom ça ne marche pas. solution bi daal bi nga gis yow. bi ñu gis. waaw yow sa gars yi waaw tas ko. mooy ñun li ñu gis xam nga tey Macky Sall président de la République dafa jël 1 milliard de francs may ko les artistes nag bu ñu ko waxee du waykat yi rek ak tëggkat yi théâtre kat yi ak bindkat yi ñëpp ci la bokk parce que président bi mu demee ñu ne télévision yi bëri du ñu fay. tey ñàkk a fayu télévision yi ñoom seen incompétence la parce que tey jii buñ ci xaroon seen tànk tubéy rey seen bopp télévision yi dañuy fay droit mais ñoom defuñu ko benn ñaareel ba président de la république génne 1 milliard de francs may ko musiciens yi même tey jii bu fekkee ñoom li ñuy lay chaque jour dañ naan way président wax na jox nañu 1 milliard ne gars yi sax nee nañ 1 milliard 400 la mais boobu ba léegi président daf ko wax mais jotaguñu xaalis bi dara mais tey jii su fekkee ni président dafa am yërmande ci njabootam parce que ñun ñoo ko fal ñun njabootam lañ ci njaboot gi la ñu bokk section football ci lañ bokk keneen ak keneen ci la bokk donc su fekkee ni moom dafa am yéene yëkkati 1 milliard de francs jàppale ko les artistes
li waroon mooy seen cellule de communication ñu communiquer ko ba nga xam ni kii rab ak kii tëgg sabar ak kii fecc ak kii théâtre ak ku nekk di nga xam ni Macky Sall am na yéene jox artistes yi 1 milliard mais iñaan ak bon moo tax communiquer wuñu sax pour nit ñi xam ni tey jii artiste boo invité télé laaj ko Macky Sall lan la defal artistes yi mënu la ko wax te pourtant Macky may nañu 1 milliard même buñ ko jotagul kilifa du wax muy dañ su ko waxee rek da koy def non ni ma la mën a wax ni ay noonam lañ parce que dañ ni ku la defal lu baax koo defal lu baax te du ko wax booy lim say noonu war ko ci boole donc loo way na ko ku la defal lu baax te waxoo ko booy lim say noonu moom ngay njëkk a wax tey bu fekkee ni président de la république dafa jël 1 milliard de francs jàppale ko les artistes tey jii ñoom ñoo waroon njëkk a def communiqué buy wane ni président nee na dinañu jàppale même bu ñu jotagul xaalis bi tey artiste boo invité ci plateau bu mu mën a nekk muy Sénégal muy bitim réew dina le président de la république sénégalais culturellement am na yërmande ci culture bëgg na culture jàppale na leen mais waxuñu ko benn yoon donc nag loolu rek échec la pour ñu mën leen fi mën a jëlee. xam nga tey jii ay dëkk sax bu ñuy guerre ay dëkk bu ñu guerree bu ñu ko bëggee régler dañuy toog ci table régler ko bu ñu woowee ñu dem toog ak ñoom mais lu ñu bëgg mooy comme ñoom c'est des hommes compétents ça ne marche pas on veut plus que société bi continue ñun lu ñu bëgg mooy ñu def plan d'action boo xam ni dañuy dindi SODAV indiwaatal ñu PSDA léegi nag ñun fii fekk tàyyiwuñu ñun duñu bàyyi fi mu toll nii war nañ def sitting le 21 juin à 10 heures lañ jox rendez-vous képp kuy artiste sénégalais muy ki siiw ak ki siiwagul kiy gën télé ak ku gën a télé kuy théâtre ak kuy bind ak na ñëpp ñëw taxaw wan Sénégal ni ñun d'accord ñu ci SODAV ni muy doxee. beneen bi ci topp su passé am na yeneen plan d'action on va porter plainte contre la SODAV parce que dañu bëgg ñu auditer ko bi ñu ñëwee bi fi BSDA di jógee am na lu mu fi bàyyi nañ ñu wax ñaata la ñoom bi ñu fi ñëwee ñaata lañ fi fekk kër yi ñu loué nañ ñu wax ñaata lañ ko loué ak ñaata lañ fay kan moom moom borom kër kan moom moom kër gi ak tey ji ñaata la ñu répartir depuis ñu fi nekk ba léegi li ñu liggéey ñu xam mu am transparence ñun loolu lañ bëgg donc nag tey ji war nañu def incha allah le 21 juin tey ji ñun dañu waroon sañse ba nice rey ay xar toog ak suñu njaboot fête musique ñu xam ne musique nice mais tey ji artiste bu luwee ci kër ñu génne ko bu xëyee presse bi weer ko artiste tey ji bu yéegee Njaga Njaay sax ñu ne waaye ndeysaan léegi kii xool kii Njaga Njaay lay yéeg artiste bu jëlee taxi mais loolu yëpp li ko teg artistes yi mooy SODAV moo ñu waroon jàppale te jàppale wuñu donc nag mbajum kanam boroom moo koy fajal boppam donc nag ñun on est prêt suñuy bakkan lañ ci teg gis nga Senghor président Senghor nit da daan ñëw seet si ko mu may la xaalis may la oto may la kër mais nee na ay droit d'auteur am du ko mayee man mii di wax yow atu lëmm 98 000 francs lañ ma jox 98 000 francs te bi mu nekkee BSDA ay millions lañ ma daan fay ma ñëw ñu jox ma 98 000 francs dama ko wecceeku may ko gardien yi. tey jii ku organiser soirée ci dëkk bi ñu dem laaj la xaalis ñu ngi collecté ci boîte de nuit yi ñu ngi collecté ci restaurant yi salon de coiffure yi télévision yi rajo yi mais pourquoi ñu bëgg ñu gëm loolu leneen ça ne marche pas si ça ne marche pas nag dañu bëgg a taxaw pour loolu dañ mais man awma problème personnellement ak kenn parce que ñun ñëpp ay artistes lañ mais si ça ne marche pas dañ koy dénoncer doxul.